الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني. mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm comme ni ñu baaxoo di ko def saa su jot ci seen émission keppaar gi ñu ngi fii nag ci Saxum Touba point net wala Saxum Touba l'officiel fas yéene waxtaane loo xam ni dafa doon jàmbat ci askan wi rawatina ñi dëkk ci Touba ak Mbacké seen émission keppaar gi nag tey dañoo def émission décentralisée muy doxantu dem nemmeeku ji dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci fii nga xam ne mooy biir Mbacké Bawol fii nag ñu toog mooy gaar bi nga xam ne am na wàccuwaay lool ci yoonu murit ndax raay bi bu ñu gëstoo taarixam sëñ Mourou Moustapha Mbacké jamono yi nga xam ne ñoo ngi tabax jumaa ji moom kat moo dajale woon magi taalibe yi ñu jaayante ngir jëmu ju tedd ji ba jëlee raay bi fa li nga xam ne mooy njaareem indi ko ci dëkk bu tedd bi di Touba tey nag ñu tànn ñëw fi fas yéene amal seen émission keppaar gi yéen a ngi ci ànd ak seen bokkum taalibe Serigne Mor Touré ci wàllu caméra bi Serigne Khadim Ndiaye régie Mourid Dia ak Baye Dame Dia li ñuy waxtaanee nag mooy tolluwaayu dundu tur tànk yi rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ndongo daara yi di élèves yi ñu gis ni saa su école tijjee dafay mel ni bopp yëpp day ubbu tiitaange day am ñeel ñi nga xam ne ñooy waajur yi ñeel jàngalekat yi ñeel tamit tur tànk yi lu ko waral jafe-jafe ci wàllu dem ak dikk moo tax thème bi ñu tànn tey mooy le transport des élèves une véritable casquette pour les populations des villes de Touba et de Mbacké ñu am mbégte loolu dalal kenn ci ñun di koo xam ni jàngalekat la en même temps di syndicaliste di directeur d'école ñu koy wax Makhtar Sarr moom Serigne Assane Fall moom Serigne Moustapha Fall directeur école foofu di la doon tamit secrétaire général SADEF di syndicat autonome pour le développement de l'éducation et la formation doon tamit ki nga xam ne moo fi teewal CNTS FC Makhtar Sarr ñoo ngi lay sant di la gërëm ci sa déplacement tey ñu war a waxtaanee jafe-jafe dem ak dikk jëm ci tur tànk yi nga xam ni ñooy bàyyi ko ci dëkk bi di Touba di gëstu ci école nasaraan yi nekk diwaanu Mbacké wala école nasaraan yi nekk ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër commune bu Touba Makhtar kàddu nuyoo. Saxum Touba ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu di jiital ci nuyoo yi Cheikh Mountakha Mbacké di Serigne Touba ak suñu Serigne bu tedd bi sëñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall di beral du yoon ak suñu wasila di rakam Serigne Assane Fall di la nuyu Mor di nuyu murit yi yëpp di sargal jàngalekat yi commencé atum 2019 2020 2021 ci condition yu xaw a metti waaye ñu fas yéene rek liggéeyal askan wi tàggat xale yi jaamu ci yàlla yokku TBS bi muy recrutement xale yi fas yéene aussi taxawu xale yi ci xam-xam te fas yéene tamit fexe ba résultat yi weesu résultat yi ci yiñ jëm si gën a am solo yooyu yëpp bu ko defee donc ñu boole nuyoo école bi nag ak jàngalekat yi teg ko ci loxol inspecteur de l'éducation et de la formation bi fi nekk ci département Mbacké tudd Ndiagaban ñu ngi koy nuyu di nuyu IA de Diourbel mi kilifam di nuyu le ministre de l'éducation nationale di sant di gërëm sous-secrétaire général national SADEF Mbaye Sarr ak secrétaire général national bu CNTS force du changement Cheikh Diop ndax ñooñu jox lenge yi tax ñu am légitimité wax ci éducation waxal ci te bu ñuy wax ñëpp nangu ko ñuy sant di gërëm képp kuy jàngale ci école publique bi ak école privée bi di sant di gërëm tamit parents d'élèves yi ñiy yebal seen xale yi ci école bi ñuy xëy di jàngi di tamit sawar lool nag ci thème bi nga bëgg a waxtaane ak ñun tey muy transport bi nga xamante ne moom moo war ci diggante Touba ak Mbacké lan moo waral transport boobu tamit ñu bëgg ci wax tuuti ndax boo déggee élèves yi transporté leen ñu jógee cité religieuse bu mag bii di Touba Mbacké nga xam ne suñu yaakaar Cheikhul Khadim fa la nekk ñun ñëpp ñu fay séntu suñu àjjana ëllëg ak si biir fa la ñuy dekkee bu sëriñ bi ne école amul foofu li ko wër école yaa ngi ci biir gone yi di jàng si kon dañu war a def ay pexe
yoo tax gone yooyu bëgg a jàng ñu mën a accéder ci école yi ci benn jéego rek am na maa ngi nuyu di sant bu baax jéego boobu nga xam ne directeur yenn yi ñoo ko def xaaruñu état xaaruñu kenn boo demee ci école bi ñuy wax Kéré Mbay ñaari junniy gone ñi ngi jóge Touba di jàngi foofu boo demee ci école bi ñuy wax Kelel Diop def naa fa 10 ans maak directeur ba maa ngi koy nuyu au passage ñun ñoo créé transport ba école ba ñu ngi ko fekkoon ci juróom-ñaar fukki xale mu nekk ñetti classe ñu koy multigrade li ñu naan multigrade tey école ba juróom-ñetti téeméeri xale ak yu topp laa fa bàyyi ñu fay xëy ñu dem Touba Belel am na ba CM léegi gone yi Touba la ñuy jóge di fa dem boo demee Missira am na plus de 1000 élèves Touba la ñuy jóge léegi di fa dem am na CM Touba Fall am na ay élèves yu bëree bëri fa lañ Touba la ñuy jóge di fa dem boo demee Kéré Ndaw c'est la même chose Ndindi noonu Bagdad noonu Pofdi ca gannaaw Daaru Rahman noonu Ngasama ca biir Daaru Rahman léegi nag Mbacké di beneen commune bi nga xam ne nag commune boppam la bu bokk la commune Touba am ay école nag Mbacké tàmbale woon ci école 1 ba ci am na lu mat fukki école ci biir dëkk bi fukki école yooyu ak yu ko ëpp yëpp ak collège yi fi nekk ci ñett yi ma mën a lim ak lycée ci ñaar ci li ma mën a lim yoo xamante ne boo jëlee bu xale yi doonee téeméer juróom-ñaar fukk yi wala lu ko ëpp Touba lay jóge di ñëw di jàng si Mbacké ñu bëgg a waxtaanee nag transport may jaajëfal principaux yi di jaajëfal proviseurs yi di jaajëfal directeurs yi école yooyu nga xamante ne ñoo créé circuit boobu ba gone yooyu nekkoon ci dëkk ba nga xamante wax dëgg école publique bi jotewul foofu amagul foofu ñu ñëw di jàng fii ba xam naa ne am na ay produits yoo xamante ne jóge nañ Touba tey ñu ngi taxaw ci koom-koomu Sénégal taxaw ci éducation doon ay borom xam-xam yoo xamante ci école bi lañ jànge te mode de transport individuel boobu ak mode de transport boobu directeur yooyu ak principaux yooyu di organiser moo leen taxa tey am ay lijaasa kon bu fekkente ne am na mode d'accompagnement boo xamante ni ñu ngi koy déggandi a jàppandi na kon loolu c'est une très bonne politique te dinañ ci sawar a waxtaan ak yow. jërëjëf Matar ci kàddu yi nga ubbee lii di émission bi lu tax Matar bu école tijjee rek fii ci Mbacké ak Touba daal nit ñi seen xel dootul dal dañuy tiit ndax gone yi condition de déplacement yi diggante sax surtout Touba ak Mbacké métti na loolu Matar. Mor boo déggee toujours école bi bu ubbee rek responsable yi yor école yi seen xel dootul dal waajur yi sax seen xel dootul dal maanaam xele boo koy yebal muy jógee ci dëkk dem ci dëkk di jàngi te condition ya nga xam ne moom lañ koy transporter du condition légale formelle sa xel du dal ndax Mbacké Touba ci les xale yi dugg te Mbacké Touba oto bagage la ñetti nit la war a yeb ñuy duy ci ginnaaw bi fukki nit ak ñeent yeb ci kaw muy ligne Mbacké ak Touba nga xam ne gone yi dañuy yéeg si kaw ba image yi am ngeen ko yéen journalistes yi ñun syndicat yi sax am nañu ko loolu moo waral ku ci sa doom di jàng si Mbacké sa xel du dal na mu war a dalee ndax su fekkoon ne dafa am ay mesures d'accompagnement mu am ay bus transit yu baax confortable ay oto njaga njaay yu mat yoo xam ne dañu am assurance di daw ok dans ce cas sax boo toogee sa xel dina mën a dal tuuti waaye nag am na coppite tuuti soo xamante ni lu mat a sant la te ñu koy sante les responsables yi yor école yi waxoon naa ko ci njëlbeen muy directeur école yi nga xamante ne ñooy accompagner transport ndax dañuy dem fekk borom oto waxtaan ak moom oto bi xëy di dem jëli gone ga fa mu dëkk di ko indi ba ci école bi gàcce ngalaama ñooñu c'est des personnes yoo xamante ñu mat a féliciter encourager récompenser la te loolu il semble que ni ma ko xamee le ministre de l'éducation nationale dafa xamul effectivement ne mbir moomu noonu lay doxe parce que loolu ma ubbi presse bu ndaw rek bi Covid bi ñëwee école yi tëj xam nga école yooyu dañu ameloon ay dette
def naa recensement bi ba boo def na autour presque ban une trentaine de millions ci département Mbacké commune Mbacké bii ci école yooyu xam ne dette boo xamante ne borom école yooyu dañ ko amel transporteurs yi te état bi jëlu ko en charge c'est parce que autorité académique yu Sénégal tàmbale ko ci ministre bi ils ne sont pas au courant de ce qui se passe à Touba et Mbacké réellement parce que yenn données yooyu yëpp duñ leen ko wax yenn données yooyu yëpp duñ ko am waaye nag gàcce ngalama presse le 4e pouvoir que vous êtes di relayer des informations et nous aussi qui n'ont pas horreur ragaluñu donc loolu wax ko ndax kat ay jullit lañ ay murit lañ ay taalibe Sëñ Tuuba lañ ay taalibe Maam Cheikh Ibra lañ ay Baay Fall lañ dëgg fu mu ñu fekk fa la ñuy bàyyi li ñu gis wax ko dara néew ci lu aay kon jàpp nañ ne loolu rek lañ war a lu nu gis te jaaduwut te doxut ñu baaxee ko askan wi. mais autorité éducative yooyu muy directeur d'école yi ak principaux yooyu jéego ñuy def naam du leen war am na ñu mu gënoon a waral parce que la responsabilité incombe d'abord à l'État collectivités locales yi mais les personnes bonne volonté en tant que parents. xam nga ci njëlbeen dañ daan gis conseil régional di yor njàng gone yi di toppatoo ñu demee ba ci décentralisation bi conseil départemental am na maire yi am na éducation di compétence transférée bokk ci compétence yi ñu transféré léegi nag politique boobu ñooñu ñoo war a jëkk dugal ci seen loxo su ko defee nag personnel administratif bi maanaam liggéeykat yi ci école bi mën a gën a dëgëral muy taamal ci directeur bi ak jàngalekat yi principaux yi gën a dëgëral loolu ay corps de contrôle yi saytu ko muy inspecteurs yi mu lépp jaar yoon en partenariat nag ak parents d'élèves yi ak association parents d'élèves yi su ko defee rek parce que école ñooñu ñoo ko seq day daal di jaar yoon mais fi mu toll nii organisation boobu moo amul organisation boobu ñee kenn ku si nekk da nga xaw a seetaan mbir mi ñi ci war a dugg ñëpp dugguñu ci bu ci ñi ci waroon dugg ñëpp duggoon kon tey département Mbacké mën nañ fee tabax junniy école 1000 laa wax de école tabax leen école bu si nekk nga def fa fukki classe ak ñaar ci benn at mu fees del parce que lu ko feesal mi ngi ci biir dëkk bi parce que expression besoin boobu am na famille yi fi nekk de gone yi dañoo bëgg a jàng boo déggee nag gone yooyu jànguñu parce que dafay méngoo ak la benn borom xam-xam doon wax ne école bi dafay créer reproduction sociale maanaam doomi ki am day des di am doomi ministre bi il prétend à être ministre doomi député bi député lay doon doomi sëriñ bi sëriñ lay doon doomi baadoolo bi baadoolo lay doon pourquoi parce que doole yemut te boo bëggee jàng léegi il faut nga am doole ndax di fayal xale bi junni wala ñaari junni pour transporter ko mu li ko indi rek ndekki doog caa ñëw bokk ak añ ndax buñ dëkkul commune bi dëkk ci beneen commune buñ ñëwee fi dañ fi yendoo dañ war a ndekki danañ war a ñam dara delluwaat seeni kër kooku ku amul doole doo ko def kon doomi néew doole yi duñu am formation te ku amul formation mënoo accéder ci emploi bu décent bu mel na mu war a mel maanaam nga mën a am liggéey boo xam ne boo fayee ko mu mën laa dundal il faut nga am formation bu mucc ayib bu baax te pour nga am formation bu baax da nga war a am njàng mu baax pour nga am njàng mu baax nag foo nga àgg ci école bi te école bi dafa xaw leen sori beneen aspect bi daara yi aussi bareewuñu noonu ci biir dëkk bi ba mën a jël ñëpp en charge parce que daara day defaree te ñi mu defar tey ñoo yor réew mi macha allah ñi ngi rafetlu daara di sant bu baax sëriñ bi di ko jaajëfal di ko ñaanal tamit mu yàgg fi te wér waaw mais dëkk bi dafa màgg explosion démographique la def boo xamante ne nii maanaam li fi ndee ci gone ak li ñuy soxla ci infrastructure dafa méngoowul kon infrastructure yooyu dafa tumuranke damay fàttali maa ngi tudd turam parce que kilifa la ci réew mi te yoroon ay ndomb tànk ci réew mi Mimi Touré bi muy nekk ministre dañu fa demoon ndax ci parti boobu lañ bokk ci politique dañ fa demoon audience mu recevoir ñu ne ma monsieur di Touba ngay jàngale ma ne ko mu ne ma sama préoccupation rek mooy xale yi jàng ma ne ko préoccupation boobu de doxu leen ko parce que man damay wax toujours li ma xalaat
doxu leen ko parce que xale yi dañu am problème transport dem ci école yi dëkk bu sell bi amul école yu français ci biir te xale yi dañu bëgg a jàngi français pour jumtuwaay bu ñu liggéeyee mën a am addiya loolu la gone yi doyee français bi waaye gone yi jàng nañ alxuraan ñu ngi wéy ci ndigal sëriñ bi te ci la ñuy sax comme ñun nii ak yow ak sa morom waaye nag dañoo bëgg un surplus maanaam luñ ci yokk pour am lu ñu mën a tubaab bi dootuñu nax dootuñu bu defaratee ñu defar dootuñu jariñoo ñu mën a gën a jariñoo gën a mën a dem loolu moo tax ñuy wuti français bi léegi gone yooyu nag dañu am ko problème ndax gone yooyu amuñu lu leen yóbbu ci barabi formation yi te fa ñu dëkk amul ay barab yu leen formé ci fànn boobu loolu mooy problème bi te état jéemu ci dara état du Sénégal dafa désengagé wu ci loolu te nag daf ci war a jóg wax ci ndax gone yii fi nekk ñi doomi dëkk bi ëllëg ak si biir président bi bu dina dem tëddi keneen ne fi te ñeneen ak ñeneen ñooy remplacer ñi fi nekk donc ñi fi nekk bu ñu demee ba amatuñu xam-xam mu ñu fi doxale kon fu ñu jëm. njeexital bi manque à gagner la pour dëkk bi di Touba ndax Touba comme ni nga ko waxee tout tànk yi bari nañ lool seeni waajur sawar nañ ci ñu jàngi nasaraan am xam-xamu àdduna mën ciy liggéey mais bu fekkee condition njàngee yombul ñu bari dootuñu sawar yóbbu seen doom ci école bi te kilifay réew mi dañuy dégg ñu naan TBS nañ fexe bu muy yéeg taux de scolarité brute muy mbindum xale yi nan ngay ñaaxe ay nit nag ñuy bind seen i doom te fa ñuy war a dem mbiri jagut mu mel ne mënoo bëgg dara nag ak lu ko wuteeg lool. boo waxee loolu ba pare da nga ci yokk ne mbir état Sénégal nee na 40% budget bi ci éducation la ko yokkaat te feeñul ci éducation tey boo demee bu ñu ànd te ma woon la ay xale yoo xam dañ leen recruter ba pare lal leen basang ñu war fa toog def scolarité jàng CI amuñu fu ñu toog boo demee Daaru Rahman école ba juróom-ñaari mbaara nga fa mbaar crintin ay basang la waa ji lal di xaar ay table ba amagu ko bari na ci école yi tey yoo xamante ne c'est la même chose da ngay ñëw ci école bii ci ginnaaw gaar bi boo fi duggee léegi di nga fekk juróomi gone 5 toog ci benn taabal boo demee Mame Mor Diarra di nga fekk ñeenti gone toog ci benn taabal loolu moom façon njàng nu muy demee xam nga éducation bi ak santé li may wax rek mooy dañoo dugalut et surtout éducation dafa dugalut ci gafaak réew mi ay milliards brut ci jooni ñun duñu wàcc dem caisse encaissé dugal xaalis ci gafaak réew mi waaye nag dañu xam ne la borom xam-xam ba loolu après le pain le premier besoin de l'homme c'est l'éducation ginnaaw dund li nit gën a bëgg ci àdduna mu gën a war ci moom mooy xam-xam a yar kon kooku loolu bu ñu xamul ne boo tabaxee école tëj nga kaso bu ñu xamul ne soo tabaxuti école yaa ngi yàq boo ubbee école tëj nga kaso boo ubbiwul école ubbi ngay kaso ay woy bare c'est ça loolu mooy xam-xam bi nga xamante ne moom moo nekk nag te ñëpp nangu nañ ko loolu kenn contesté wul affaire boobu. mais Matar dama gis diggante Touba ak Mbacké lang bi day mujj ndaw yaram ay xale fees del ci porte bagage ñii lang ci marchepied ñii lang ci wet yi élève am na condition yoo xam ne bu ci déplacé bu ñëwee classe pour mu am lii de ak dal mën a teewlu day jafe loolu tamit. ci problème mu transport boobu élève Touba yi dañ cee dëkk te sax ci ndax li tax 8 heures la ñuy jóg di buuxante Mbacké Touba yi dañ buñ sëfee élèves yi dawal 180 à l'heure sotti élèves yi daw demaat te sax te école yi dañoo réaménager heures yi ngir élèves yooyu mën a agsi ba 8 heures et demi gone yi dañuy ñëw am na école yoo xam ne 2 heures la ñuy wàcc 9 heures la ñuy commencé njàng yi wàcc 2 heures 30 ñu réaménager emploi du temps pourquoi parce que gone yi ñuy nekk Touba te bëgg a ñëw te amuñu lu ñu leen indi parce que autorités yi fi nekk nag gàcce ngalaama ñi ngi def li ñu mën dañ leen a dimbali wut ñi ngànk njàngale mi ñi ngi def li ñu mën état du Sénégal le gouvernement du Sénégal moo góorgóorluwul ci éducation xale yi plus particulièrement fii ci dëkk bi dafa seetaan sëriñ baa ngi tabax ab université sëriñ bi soññ na ñëpp bàyyiwul kenn nanu góorgóorlu te xam ne kat ñun am na ñu njiit te ñu njiit xam-xam la bëgg te nag mention spéciale à Sëñ Mountakha Bassirou c'est l'homme qui a réussi le seul au monde face à la Covid-19 tey président yi ci àdduna sëpp njiit yi ci àdduna sëpp képp ku ñu teg ne yow yaay jiite nangam ci àdduna bi Covid bi ñëwee lajj nga tàmbale ko ci président bi ñëpp gën a ne jàpp ne mooy premier président du monde muy Donald Trump
waa wàcc si ba ci président Macky Sall ñoom ñëpp dañoo lajj seen politique xeexu Covid 19 chef religieux yi ci bëri dañoo lajj seen politique chef coutumier yi dañu lajj seen politique parce que lañ daan def dindi nañ ko transformé ko ndax ab coronavirus jërëjëf kon Cheikh Mountakha yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér il n'a benn tomb bi gën a ndaw échoué wu ko ci sa mission yàlla na ko sëñ Touba fay. corona bi lu tax nga ni il a réussi sa mission mooy ndam li mu ci am daal ubbi jàkka yi màggal yi wéy di am nit ñi tamit dem di ziara te màggalu Touba gi rek gis nga ni mu demee mbooloo mi bari lool mais malgré mbooloo mu bari mi kenn génnewu fi ak benn cas maa ngi bëgg a poser commission bi nii màggalu Touba gi plus de 5 millions nit daje fi jaxasoo bi metti lool masque yi tamit tew ni ñu ko war a porté sole wuñ ko noonu mais 0 cas ban réponse la ci scientifique yi waroon a indi. macha allah gis nga xam-xam mooy doxal lépp xam-xam la tàmbalee ba mu commencé ñu ne poroxaan ca poroxaan ja la commencé yàqul màggal googu mu def màggal googu def geste le premier geste symbolique bi ëpp solo mu yëkkati koom joxe yëkkati kàddu joxe wane ne comme jàpp ngeen ne lii sol masque bii mooy kiirlaay li ba pare nag teg ci baat bi nga xamante ne moo yee képp ku war a mën a yeewu mu ne xamal ñu ne mbas la dafa am lu ko tax a jóg mission lay dox bu jeexalee day dem la foi muy gëm-gëm mu delloo siwaat gëm-gëm ci ñun ñi ko gëm sant nañ yàlla tey ña ko gëmut nag ñoo tengal buum gi tengal ba buum gi mënatuñ koo laqar ci moo daaneel économie dëkk bi moo daaneel économie réew yi moo daaneel économie adduna bi parce que dañoo laxas ko lu mu ëpp ndax boo demee ba tëj nit ne bu leen liggéey ndax nangam bu leen jaamu ji yàlla ndax nangam loola kon gëm yàlla dafa nan koo delloo ginnaaw te gàcce nga laam ak ki nga xamante ne moom gëm yàlla googu la teg ci kanam boobu muy ne ci kanamam du ginnaaw lu ko wetalu ko yal na ko fi yàlla bàyyi Cheikh Mountakha Bassirou il a réussi sa mission yal na ko sëñ Touba fay. sëñ bi wax nga ni nitu xam-xam la xam-xam tamit teg na ko fu kawe lool njortu mais est-ce que état bi comprendre nañu dëgg-dëgg vision sëñ Mountakha parce que lii nga wax ni jàmbat la ay jafe-jafe la. te buñ ko bàyyi indiwuñ ci saafara xam-xam moom du am ci diggante Touba ak Mbacké doom yi yeneen gox yi danañ avancé ci wàllu zaahir sunu doom yi nekk fa ñu nekk. école bii ci Ndaam biir Ndaam ñu tudde ko sëñ Abdourahmane maa ngi dégg ci histoire bu ko sëñ bi ubbee sëñ bi ñaanal na leen sëñ Mourtala Mbacké Khadimu Rasul ñaanal na leen ne yàlla na fi président jóge kon xam nañ ne président ci école bi lay jaar waaye Touba ak Mbacké gi gone yi ma gis ñu wàcc jàng alxuraan ba wàcc ko ñëw ci Mbacké gii di jàng suñ leen jàppale président dina fi am. fi yekki at bu soobee Serigne Touba loolu mën naa nekk mais kenn du jiite réew te politico jànguloo defoo ay pexe te pexe yooyu système bi ni muy doxee il faut que ñun ñu ànd ak système bi pour régler ces problèmes yooyu ba nag te li ñu moomal suñu bopp te duñu changer dara du changer du soppi dara ci ñun loolu nag tey Touba gi am plus d'élèves que Mbacké te élèves yooyu di jóge foofu di ñëw Mbacké léegi nañ leen defal ay mesures d'accompagnement woyofal liggéey bi ci gone yi nun koy woyofale ñu wut ay bus yu baax yoo xamante ne bu ñu xëyee rek daal di mën a jël élèves yi yóbbu leen ci école ya ñu jëm ñooñu mën a jàng bu ñu jàngee bu ñu wàccee ñu yóbbuwaat leen mu mën a jàppandal poosu waajur yi mën a tamit dajal gone yëpp ñi ko bëgg ñëpp ñu mën a ñëw def waaw ñu formaliser ko ndax Mbacké Touba ñun fi lañ ko fekk xëy na fi lañ koy bàyyi waaye Mbacké Touba dafa dul transport légal dafa dul transport bu baax waaw da dul transport bu baax auto bagage la ñetti nit la assuré la ca des nag nga fob ay gone def ca biir dafa ëppati lenn ay bus Dakar dem dikk mais Dakar bu amee ay bis ñaata bis moo fa nekk xaw ma ñaata bis moo fa nekk mais jàpp naa ne war na mat junniy bis mënuñoo sax dikkati ñaar téeméeri bis sànni ko Touba kon ñoom mën ne Touba ñor na leen wala politique éducative ñor na leen c'est pas vrai nañ ci góorgóorlu li fii nanu xool école yi effectif yi am fii ci département Mbacké fii kese la am fii dong la am école boo xamante ne classe boo xamante ne 80 élèves ñoo fay nekk au minimum 80 élèves loolu ëpp na boo demee Dakar école Le Manguier ba nekk ci wetu université ay 25 élèves ngay fekk ci benn classe ñaar fukki élèves ak juróom mais boo ñëwee fii Mamor Diarra fekk juróom-ñett fukki élèves ci benn classe boo demee sëñ Abdourahmane ëpp na ko
te double flux la ñuy def kii dañuy ñii dañuy xëy wàcc ñee gont ah donc loolu mooy li nga xamante ne ñoom dañ ko war a gëstuwaat xool ko lijjanti ko te lijjantiwuñu ko. mais wax nga état wax nga tamit au début de tes propos ni éducation compétence décentralisée la état def transféré dañ ko dénk goxee gox-goxaan yi mais état bu nekkul am na mairie am na conseil départemental est-ce que conseil départemental bu Mbacké bi ak mairie Mbacké mairie Touba est-ce que ñi ko jiite tamit wax dëgg yàlla laaj ñu seen mission. merci Mor conseil départemental bi maa ngi dégg ba mu amee ba léegi maa ngi doog a dégg muy yëngatu éducation bi mu ne mi ngi defar ay bus maa ngi koy doog a dégg. mais bus yi gis nga ko yow. te gisaguma bus yi. nee nañ marque bu yàgg la de. ma conseil départemental bu Mbacké bañ ko falee fi mu am muy dox ba léegi ci éducation maa ngi doog a dégg geste yu muy waaj di ko def ci éducation muy ay bus nee na yu ñuy jënd pour élèves yi jóge Touba jëm si Mbacké maa ngi koy dégg keroog ba ma ko déggee am na lu ma leen wax maire Touba def na seen expression de besoin seen réunion xaw ma nu ñu koy tuddee. conseil waaw def seen budget proposition budget maa ngi dégg le secrétaire général di wax ci presse bi mais nag ñoom nanu góorgóorlu parce que dafa am paquet bu leen war ci éducation état nguur gi dafay gunge maire bu mën a nekk ci Sénégal maire Touba bi y compris daf leen di gunge ci loo xamante daa jëm ci njàng xale yi loolu nañ ko wax nit ñi xam ñaata la la première des choses la transparence j'interpelle tout le monde waaw ak PSE bi ci ak sam ñetteelu ak tam bi ak ñetteelu ak sam bi bonne gouvernance la wax ne moom la ci président bëgg ak transparence léegi yow booy gérer ay fonds école yu jëm ci éducation mairie bi dinañ décliner ne état kat jox na ma nangami million wala nangami junni ci yu jëm ci école yi dafa war a leer d'abord ensuite su école bi ubbee nga ne da ngay dimbale ay fourniture da nga ko war a def balaa parent bi dem di jaay bisaabam ak daqaaram di ko jënd ay kaye nga dimbale ko comme ni ko waa ji maire Mbacké bi defee démb birkat semaine bee joxe nañ teeleen naa génne joxe nañ ko maire Touba dañuy xaar kenn xamul kañ lañ koy joxe te bu ñu ñëw kaye bi junniy élève bu ñu fi amee ci école yi duñ joxe junniy kaye dana manqué junniy kaye te ab kaye kenn mënu koo xar ñaar boo xaree ab kaye ñaar kon mayetoo kenn dootu ko jariñoo loolu tamit beneen aspect la kon te aussi ma dégg ko mu ne dinañ jàpp ci transport élèves yi ab bus bu ñuy jënd dégg naa ko loolu tamit yàkkamti nañ ko nañu gën a góorgóorlu ci jëf te ginnaawal wax la suñu maam Cheikh Ibra doon wax nañu góorgóorlu ci jëf kuy jëf ci dëkk bi na nga jëf ñun day directeur yi dëkk ci dëkk bii te naa seet fu ñuy fayee wax bàyyi jëf ñu gis ni mairie Touba at ji la ñu weesu am na benn bis boo xam ni indi woon nañ ko fii ni coopération décentralisée moo leen ko may gaar wala nañ ko ci cour bi mais bis boobu ba léegi man dawagul bis bi fan la dugg est-ce que jaruñu leeral ko tamit. xam nga loolu yooyu sax yooyu moom man xawma ci lu bari mais li ma leen di yëgal mooy éducation bi dafay conférence boo xamante ne dañ koo transfert ñoom ñoo ko warlu état mi ngi leen jox lu ñu war a def ci école bi tamit ñu ngi budgétiser lu war a dem ci école bi nañu ko def am nañ paquet bu ñu gagné xaalis bu bëri boo xamante ne dafa war a dem ci éducation. am nañu ay école bépp boo xamante ni bokk na ci commune Touba ay abré nga fa ay saket man école bi may jàngale maa ngi gërëm sëñ Assane Fall moo ñu wutal partenaire tubaab mu ñëw tabax fa ñaari classe mairie Touba xamul ñaata classe moo fa nekk. te moo ko yilif partenaire espagnol moo fa tabax 2 salles de classe am beneen mbaara nga fa tey boo demee Kéré Mbay école bi gën a siiw ci ci commune Touba ay mbaar sax dafay am boo demee Daaru Rahman juróom-ñaari mbaar wàññi naa ko fa ak basang ci suuf mais ñii lii laay war a sol nañ jàppale xale yi te bañ a nax état bi aussi. mais ci wàllu transport gis nañu Mbacké bien que commune moderne mais ay saret di transporter ay élèves waaw saret élève bu demee ba yëg ci saret ak saret disque yi ci nekk foofu mel nañ tamit maire bu Mbacké war naa def ay jéego foofu tamit. ci dama wax ci mairie Touba ba may ñëw ci mairie Mbacké maire Mbacké réfectionné nañ ay école gis naa réfectionné nañ ay école waaye école yi dafa doyut boo demee ci seen Mbacké bii
juróom-ñaari salle classe lañu am ci ñaar fukki classe ak juróom-ñeent maanaam ñaar fukki classe ak juróom-ñeent ñooy awlante juróom-ñaari salle loolu jàppoon naa ne amatul Sénégal xel waru koo mën a nangu ana bonne volonté yi ana mairie bi ana conseil régional conseil départemental bi war a intervenir ci wàllu lycée yi ak collège yi waaw alors vraiment da ngay dem ba si yàgg nga ne donc les choses là naa def ni ñëpp naa toog noppi rek parce que nit ñi dañoo dem wax ba amatuñ waxukaay dañoo sonn ci wax ji maltraitance bi daal dafa bari ci éducation fulaa luñ ko jàppale wuñ ko éducation dafa bëgg a nërmeelu ci département bi te xam-xam valeur bi mu am ak li mu ñu may fii ci Mbacké wax dëgg yàlla waruñu koo sàggane waruñu koo dellool ginnaaw. ñu gis ni Touba ak Mbacké nee nañ ay milliardaires a ngi fi di doomi gox bi li ñu yore tamit bu ñu jàpp ni seen ngoro leen ko may sëñ Touba mu leen ko may est-ce que jotu bonne volonté yooyu bu état deful li mu war a def collectivités locales yi defuñu li ñu war a def ñoom ñu génn ci seen kafaka organisé wu jubari bët ay kaar liggéey la ko sëñ Touba wala ñu dem ba ci sëñ bi sëñ Mountakha mi nga xam ni mooy kilifa gi yeggee ko ndaxte moom ko fonk xam-xam la ko bëgg ko ne yii bu yeggoon ci sëñ bi kon dana mel ni couvre-feu ba gone yi manifesté woo dafa jóg te ëllëg sa rek lépp daal lijjantiku waaye problème bi gone yi jonkonteel su yeggoon ci sëriñ ba saafara dañu ci am waaye nag maa ngi sant di gërëm aussi benn waay joo xamante ne ci éducation parce que ñun dañuy dem rek ndeysaan waxtaan ak nit ñi ci problème école kuñ ci mën a def saafara nga def ci saafara Bara Gaye opérateur économique la dafa mayoon ñetti junniy kay xaw ma ñetti junni xaw ma 15000 jàppatuma nombre bi fii ci commune Mbacké daaw kooku dafay jàppale éducation bonne volonté la dafa am alal ba mu politique deful dara ndeysaan dafay yëkkati alal di ko def nag ci école Sénégal surtout ci département Mbacké waaw nañ ñi roy ci jëf jooju man de su ma amoon xale yi danañ am jàmm sëñ Assane Fall it ñu sant ko gërëm ko comme ni ma la waxee léegi ab espagnol la indi tabax la ko ñaari salle de classe par exemple yu mel noonu su amoon ci dëkk bi ba ñu multiplier ko ñi mën dara ci dëkk bi kenn ku si nekk jàpp ci école bi kon kenn waxatu ko. est-ce que kenn di indi car dimbalee ko Touba ak Mbacké ci wàllu transporteurs yi jóg parce que transporteurs yi ñoom bëgguñoo gis gan ci seen liggéey tem car wàcc fi ñu ne non transport ñoo ko moom ñi dañu yàq suñu liggéey grève yi tàmbaleeti est-ce que boobaa tamit laajul transporteurs yi comprendre ndax tamit ay waajur yi élèves la ñu te ay taalibi Sëñ Touba la. waaw transporteurs yi de wax dëgg yàlla miinu ma leen lool waaye jàpp naa ne bu ñu wàccee ay oto yu ñëw ci transport élèves yi waruñ koo mën a bañ parce que ñoom dañu am ay doom te dañuy jàng te li priorité bi fi mu toll nii mooy jàppale élèves yi ñu mën a am xam-xam ñu mën a tamit di mën a am accès ci école bi loolu mooy priorité bi ndax élèves yi ñëw bu école tëjee transporteur yaa ngi liggéey kon bu école ubbee am yeneen oto yu yóbbu kii moom war na noo dalal seen xel xam ne tamit loola du wërsëgu kenn nit mënta jël wërsëgu moromam donc sur ce fait nañu ubbi seen dënn bu dee ñoo ñuy wax def nañ ko sax bu fekkente ne nag ñooñu defuñu ko mor man li may suggérer mooy nan autorité dëkk bi woo transporteurs yi ci dëkk bi waxtaan ak moom def cadre de réflexion ci transport élèves yi def nañ ko ab CDD bi ñuy ubbi mais lañ waxoon yëpp dafa jaar ci ngelaw li jàll bu ñu defee CDD dañuy wax bind seen rapport wax ci presse bi waaye bu ñu waxee ba pare dañuy daal di lem seen kaaka pare nañ ca foo mu am suivi foo mu am topp lit ki nag asgor nag wax dëgg yàlla ay yéen la nga wax daaw dafa war a nekk sa kaddu ren dafa war a aussi boo ko waxee ba pare da nga war au moins sax nga am loo si jéem waaye boo waxee ba pare rek pare nga ca wax dëgg yàlla loolu taxut am réew dox ay waxi kese moom mënta lijjanti dara. xam nga wax nga léegi transporteurs yi ni buñ leen woon réunion neen problème élèves yaa ngi nii dem ak dikk la ñu am diggante Touba ak Mbacké diggante Touba ak communes yi nga xam ne ñoo ko wër muy Kayre Ndaw Kayre Mbay Kelil Diop ak foofu dégg ñooñu lan ngeen ci xalaat ak leen ngeen mën a jàppale école ñu génnee nombre de cars affecté ko affaire njàngale mi man fii laa gis Mbacké rek ngay dox ba yàgg doo gis benn cas ñu def ci transport élèves man j'ai fait Dakar def naa Saint-Louis def naa ay Thiès mais ay cars yoo xam duñu jàpp du élève parce que élève dafa am condition de déplacement surcharge bi dañuy sàcc seen i portable dañuy sàcc seen i porte-monnaie dañuy sàcc seen xaalis ndaw yi ci xat-xatloo bi ci la ñuy profité loolu tamit métti na lool. waaw loolu mooy li ñu wax léegi bon la protection de l'enfant am na service mais existé wul fii
protection de l'enfant am na service mais service boobu existé wul fii protégé wuñu benn xale ils sont exposés au danger ndax tey école yi def organiser di def transport dañuy surcharge sax oto yi surcharge bu jéggi dayoo école yooyu tamit jàngalekat lay rôlam ci école mooy dem jàngale pare dem ñibbi waaye da nga leen di gis ñu transformé wu en coxeur gis nga ñu transformé wu en transporteur pour lan ngir lan gone yi ndeysaan mën a jàng mën a wàcc mën a ñibbi boo ko defee am na atam danoo wàcc ba dem ba ñibbi ba tëdd dem bay waaj a nelaw benn parent nañu carte téléphone sama doom de oto bi daa jaar ci tànk bi nga daal di jóg parent ba daal lay traduire en justice te loolu yëpp mi ngi fi am na fi am na li may wax directeur baa ngi sous mon contrôle wallaay liy dox ci système bi fii ci département bi en matière de transport fu ñu ma woo dinañ fa dem wax ko parce que dafa metti te amuñu kenn ku leen dimbale nan leen assister nañ leen accompagner. léegi nag est-ce que jotul yéen tamit en tant que syndicat jàngalekat ngeen saisir seen i kilifa ca kaw ngeen wàcc def benn plaidoyer au niveau local soññaat mairie soññaat conseil départemental invité état bi ak bonne volonté yi parce que syndicaliste tamit loolu muy liggéeyam. syndicaliste liy liggéeyam bari na mais fii nga xamante ne fa la ñu war a mën a dox ba wax ci transport bi foofu daanaka wax fa amatul njariñ ndax amatul benn njariñ parce que xam nañ déjà ce qui se passe dans le système foofu moom bu ñu yeboo sax bañ cee sori nañ leen déglu rek ba conseil départemental bii indi ay bus déglu leen ba maire Touba bi indi bus comme ñoom niñ ko diggee maire Mbacké tamit def réaction ba maire yooyu bu ñu defee réaction ba pare léegi la ca topp après on va voir. kàddu yi mujj Matar bëgg nañ koo xam mais boo sañoon daal atum 2021 moom jafe-jafe ci wàllu transport jeex ci département bu Mbacké xale yi sonn nañu ñu wax ko ak ñu ñàkk koo wax waajur yi sonn nañu ñu wax ko ak ñàkk koo wax jàngalekat yi ni la wëtuñu ndax seen i élèves ñoo leen gën a. soo kàddu gu mujj nag maa ngi wax ne képp koo xamante ni dëkk nga ci dëkk bu sell bii ci Touba école publique yi wër Touba dañuy organiser 5000 francs la ñuy def transport xale bi di dem école di ñëw nañu bind seen xale yi foofu te bàyyi wanoog yi ñuy dugal xale yi di leen jàngal. bâtiment bu toj boo gis Touba ab école lañ ko transformé jël école bi def ko ay bitiku mbagg loolu moo xew ca dëkk ba nee nañ bi inspecteur bi defee ay gëstu di ko wax ñu koy wax ci commune bi 300 école ñi ngi foofu boo xamante ne si fegul ci yoon ñay jàngale ci école yooyu mooy gone yi jàng ci Gaynde Fatma bii bañ dàq leen xamuñu dara ku xamut koo doonu taalibe mënoo doon sëriñam jàngalekat dañ koy former mu am xam li pédagogie xam nu ñuy jàngale muy jàngale waaye ci ay wanoog ak ruq la ñuy dugal xale yi di leen jàngal ci ay bâtiment yëgul ak di n'importe quoi ne dañ leen di kii amul benn njariñ amul benn solo amul benn finalité na ci nit ñi yeewu te génnee seen doom ci yow nañ leen dugal ci daara alxuraan ñu jàng am xam-xam dugal leen ci daara nasaraan ñu jàng am xam-xam boole ñaari xam-xam yi dooni saadeex mën a xam nu ñuy jaamoo yàlla mën a xam nu ñuy wute xaalis mën a ëllëg si biir ñun ñooy yor réew mi gone yii ñooy relève réew mi ñoo war a yor réew mi ñii gone yi bokk ci suñu dëkk bi mën a yor réew mi tey Mbacké chef de service bu juddoo Mbacké daanaka amu fi parce que dañoo ginnaawaloon jàng chef de service yëpp boo Bambey lay jógee wala Diourbel wala Fouta et cetera wala Saint-Louis mais dëkk Mbacké nga juddoo dëkk Mbacké yaa jiite service bii ci Mbacké gisoo ko kon nag ñun nan laxasaayuwaat te dooni gaynde jàppale xale yi ba ñuy mën a réussir wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Matar Sarr ñoo ngi lay sant di la gërëm ci sa déplacement ak sa disponibilité di sant mbokk yi nga xam ni ñooy teelu saa su jot seen groupe de communication saxumtouba.net wala Saxum Touba l'officiel tey waxtaan wi ñoo ngi ko jagleeloon wàllu jafe-jafe dem beeg dikk bi jëm ci tout tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci école nasaraan yi fii ci diwaanu Touba bu école tijjee rek fit yëpp dañuy daal di tiit xel yi dootul dal kenn dootul nelaw ba yandoor lu ko waral ay élèves tout tànk doon ay junniy élèves di lang ci oto léeg-léeg di toog ci ay porte bagage marchepied ñu leen di surcharge yi ñuy jàng si Mbacké ci école nasaraan yi mu mel ni nag bëgg gi mi ngi fi yéene ji mi ngi fi ngir tekki bokk ci ñi yilif réew mi ëllëg ci wàllu zaahir wante est-ce que anam yi buñ ci jàngee danañ am xam-xam am déet dégg ngeen Matar Sarr tontu mu ciy indi dégg ngeen tamit li nga xam ni mooy taxawaayu collectivité locale muy mairie yi ñoom la ñu dénk wàllu njàngale état bi daf ko wàcc dénk leen ko ñuy wax compétence transférée mairie Touba mairie Mbacké am nañ ci responsabilité conseil départemental
yore njàngum secondaire bi ak njàngum lycée yi moom tamit am na ci responsabilité ndaxte fii élèves yi ñoo ngi primaire ñoo ngi secondaire ñoo ngi tamit ci moyen bi du ci mën di am daal mel na ni collectivité locale yi am na ci responsabilité mais nag bonne volonté yi nañu góorgóorlu ndax ku fi nekk Touba rek waajur nga taal yëpp sëñ Touba nga li nga yore bu day milliards tamit leeral ni na la leen joxu ko sa bopp sëñ Touba moo la ko jox ngir yàlla ngir dimbali ñiy yaakaar sëñ Touba di tuut tànki di ay moomin ci seen ëllëg mën na yéwén def naa ni jaamu yàlla mënu koo weesu nañu góorgóorlu na xalaat ci bu baax ba midi jotee da ngay tiit 2 heures jot da ngay tiit 8 heures 7 heures waxaale wuñ ko heure bi nga xam ne ci la ñuy njëkkante élève nag dafa am condition yu muy déplacé woo ñëw ànd ak sagom ànd ak dal ànd ak li nga xam ne tamit mooy fit boo xam ni du tëf-tëfi mën a teewlu li jàngalekat bi wax mën ko dugal ci boppam mën koo jariñoo mais am na condition yoo xam ne ku la wax ni mën na cee jàng ba am ca xam-xam wala am ci la mu bëgg daf lay nax rek waajur yi nag gàcca nga laa ma jàmbaar ngeen association parents d'élèves yi la ñu organisé wu tamit demandé ay cotisation ci école yi te doo xalaat lu jëmale école bi kanam ak lu yéewi nan la li nga xam ni mooy condition d'étude tout tànk yi taxutoon ñu sos leen association des parents d'élèves yëpp mu ñoo daje ci école ba mais ña fa toog représenté leen nañu góorgóorlu tamit di xalaat yan pexe la ñuy indi ak yan saafara ci njàmbata tout tànk yi Matar ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan lii di sa mébét tamit yàlla defal ci lu kawe njot yéen ji nga am ci année scolaire bu bees bi muy 2020 2021 muy ndam la ñu ñàkkoon daaw ñu dabaat ko wala am lu ko ëpp ren yal na ko yàlla def ci barke Serigne Touba li nga wax tamit ci école yi nga xam ne dañu leen di ubbi ci ruq-ruqaan ci Touba te ñi ko ubbi amuñu lijaasa amuñu autorisation d'enseigner parents yi yeewu leen ñooñu dañuy lekk seen xaalis tàddal seen i ndaw lu ñu fa jëlee diplôme te njàng moom te doonu njàng moo xam ne mu nosu la ndax dañ li ñuy wax pédagogie dafa am mais curriculum am muy yoon woo xam ne ci lañ tënk njàngum nasaraan te yoon woo ku ci awul ku nekk rek la ngay jàngale wérul ñoo ngi lay sant di la gërëm di sant sunu caméraman Serigne Khadim Ndiaye régie Mourid Dia ak Baye Dame Dia den jox daje incha allah rabbi ci beneen émission keppaar gi ci beneen alarba jërë ngeen jëf yéen ngi ci àndoon ak seen bokkum talibé Serigne Mor Touré alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan sakartuhu li'annahu qad sahani liwatani bihi nafa ma